ci invitation bi di nuyu également El Hadj Ndiogou ak bépp auditeur RFM. jërëjëf yow yaay ki yor kàddu parti politique bi ñu naan FDS Les Guelwaar docteur Babacar Diop jiite ko ngeen ànd ci xeex bi ñenn ñi sumb ne dañuy xeex li ñu bëgg a teg Ousmane Sonko ak ñoom seen ndax ci opposition bi ngeen bokk njëkk nu ngeen gisee teg loxo yu bëri yi lu ëpp juróom fukki nit fi ñu toll nii ñi ngi ci loxol yoon ñii del nañ kaso ñii ñi ngi ci police mbaa gendarmerie xëy na seen njàngat gu njëkk ca loola. waaw Babacar jàpp yu bëri yooyu ñun FDS Les Guelwaar dañ koy ñaawlu bu baax a baax ndax jàpp nañ ni méngoowul ak démocratie méngoowul également ak état de droit président Macky Sall buñ ko seetaanee li xewoon Sénégal diggante 1916 bi ñuy voté loi Blaise Diagne ak 1946 bi ñuy voté loi Lamine Gueye muy ñaari catégorie de citoyens ñaari catégorie de sénégalais ñi nga xam ni ñi ngi dëkk diggante Ndakaaru Tëngéej Ndar ak Gorée am ay droit ñi nga xam ni nag ñi ngi dëkk faneen ñu considérer leen ay sujet ay indigènes Macky Sall loolu la bëgg indiwaat ci Sénégal muy ñaari catégorie fi nga tibbee sori na de. waaw parce que ñun jàpp nañ ni tey ñaari catégorie sénégalais le président Macky Sall bëgg créer ñi nga xam ni ñi ngi ci pouvoir bi lu leen neex def bu leen neexee trafiquer ay faux billets dara du leen ci fekk bu leen neexee dëpp ay kees dara du leen ci fekk bu leen neexee également CREI woolu leen ba ñu dindi seen mbalaanu kiirlaay ñu jóge fa daw lakkatu ci ginnaaw président Macky Sall dara du leen ci fekk waaye nag boo nekkee ci opposition moom daanaka amuloo benn droit bu fekkee da nga gis ni lii lalu ci kaw Ousmane Sonko complot la nga koy nakarlu di exercer benn droit boo xam ni sunu charte réew moo la ko may nga koy exercer ñu la ci bundoxatal di la arrêté nga gis ñu dem ba ci ay salle de classe di fa fekk ay enseignants di leen arrêté yaakaar naa loolu recul démocratie bu doy waar la te ñun FDS Les Guelwaar dañ koy ñaawlu. est-ce que tamit du ne dëkk yoon lañu nekk yoon moo war a daw du ne nit ñi tamit da leen di bàyyi lu neex waaye def ay manifeste ak yooyu surtout ci jamono ju ñu nekk yoon na tamit nguur gi daal di sàmm kaaraange askan wi kaaraange réew mi. waaw yaakaar naa nguur gi également devoir am la mu sàmm kaaraange gi waaye devoir la également mu wàccoo ak sañ-sañ ak bi nga xam ni suñu constitution également moo ko jagleel citoyen yi lii xew tey Sénégal doy na waar. xam nga mënuñu comprendre ñu ni ci état de droit la ñu nekk ñuy may la police la gendarmerie di jàpp ay nit ci loo xam ni teguñu ko fenn daanaka diggante samedi ak dimanche lu jege 50 personnes jàpp nañ leen bu loolu weesoo également am na ñeneen ñoo xam ni jàpp nañ leen te amul lenn ci lu sérieux loo xam ni teg nañ ko ci yaakaar naa loolu aussi jaaduwul. léegi est-ce que itam naam bu fekkee dañoo jàpp ni ñii fi ne yor réew mi doxaluñu yoon doxaluñu démocratie est-ce que itam kuy xeex loola itam war ngaa jëfandikoo ay jumtukaay yoo xam ni méngoowul ak démocratie ay taal ay bañ a sàmmonteeg yoon. non taal moom wax dëgg yàlla mënuñu ko rafetlu amul violence boo xam ni ñun mën nañ ko cautionner violence boobu fu mu mën di jugee waaye nag ñun li ñu wax mooy président Macky Sall na xam ni du buur siin Coumba Ndoffène Diouf ci démocratie kat lañ nekk diggante 2011 ak 2012 moom Moustapha Niass ak ñi ñu àndoon jamono boo xam ni am na lu leen nakari woon ci ni Abdoulaye Wade doon yore Sénégal yaakaar naa dañ doon génn nakarlu ko de manière pacifique yoon bi ñu amoon démb pour def loolu ñun également tey ñi ngi ci opposition bi bu ñu demee ba seetlu ni lii kat complot moo ko lal bu ñu demee ba seetlu ni état de droit mi ngi dellu ginnaaw yaakaar naa devoir la bépp démocrate bépp patriote nga jóg pour xeex ko te loolu du opposition bi rek ayubis bii ñu génn Babacar El Hadj Ndiogou am na téeméer ak ñaar ci ay borom xam-xam ay kàngam yoo xam ni kenn mënul wax ni dañuy def politique ñoom ñoo génn benn këyit ni kat Sénégal état de droit bi dafa nekk en crise teg ko tamit ci ay arguments yu leer wane ni tey dañu am une justice sélective
mooy yoon boo xam ni du tëddee njaaxaanaay wane également que ni amuñu justice boo xam ni dafa am indépendance wane ne également Sénégal dafa nekk ci patrimonialisation du pouvoir mooy loo xam ni Sénégal yépp ñoo ko war a bokk Macky Sall ak ay ñoñam moomale ko seen bopp yaakaar naa buñ demee ba lu toll noonu ci ay intellectuel génne benn manifeste di ñaawlu situation bi nga xam ni ci lañ nekk ci wàllum démocratie ci wàllum état de droit wax na nag loolu aussi jar na ñëpp war a xam ni situation bi doy na waar. mais tamit mbirum diggante ñaar nit la Ousmane Sonko ak ki mu ko seqal di Adji Sarr ñoom ñaar Adji Sarr porte plainte est-ce que gisoo ne mbir mi ngi ci kanamu yoon dañoo war a bàyyi yoon mu def liggéeyam su ko defee dëgg féete wala ñuy def pression ci yoon pour mu bañ a def pression la gars yi def pour leeral mbir mi. waaw xam nga ñi doon nattable naan complot la am du complot li xew keroog assemblée nationale firnde na ni complot la parce que bu fekkoon ñoom dañu bëgg lu leer rek bi ñuy dajale député yi pour dindi mbalaane kirlaay Ousmane Sonko xëy na danañ ko def ci transparence waaye ñoom assemblée dañ ni foofu kat micro du fa dugg caméra du fa dugg muy wane ni complot bi nga xam ni commencé woon na ci pouvoir exécutif pouvoir législatif muy assemblée nationale également daf ci dox wàllam ñu bëgg ñoo gëmloo ni buñ demee également ci pouvoir judiciaire Ousmane Sonko danañ ko juger de manière équitable yaakaar naa li xewoon démb war nañu yee démb président Macky Sall dafa jëfandikoo yoon éliminer politiquement Karim Wade dafa jëfandikoo yoon également exécuter politiquement Khalifa Ababacar Sall. mais yéen bokkoon ngeen ci yoon wax ni Karim Wade dañ ko war a yóbbu ci yoon ndax dafa sàkkal pexe alal réew mi lu tax tey ngeen ni Macky Sall dafa jëfandikoo loola ngir xañ ko mu bokk ci ay élection yéen ñii ñoom Babacar Diop ak ñi ngeen alaloon ñoom ñëpp yéen waxoon Karim Wade nan fàdd ndiggam. Babacar man jamono boobu maa doon porte-parole JDS ñu nekk parti socialiste effectivement au départ dañ doon encourager la traque des biens mal acquis mais biñ demee ba seetlu ni ñaar fukki responsable ak juróom yi nga xam ni CREI kat woolu voilà da leen a woolu woon daanaka kenn lañ ci tànn muy Karim Meïssa Wade jébbal ko yoon waaye ñi ci des ñépp amul lenn loo xam ne fekk na leen ci boobu dañu taxaw génne un communiqué pour dénoncer l'arrestation arbitraire de Karim Wade taxawaay boobu aussi la ñu amoon ci Khalifa Ababacar Sall même taxawaay tamit la ñu am tey ci Ousmane Sonko ndax ñun jàpp nañ ni enjeu bi tey du Ousmane Sonko man Ousmane Sonko du sama leader. mais Khalifa Sall yoon dafa ni dafa sàkkal pexe 1,8 milliard di fanweeri millions yu mu daan jël weer bu jot ni ko tribunal waxee di ko jëfandikoo ci anam wu jaarul yoon loolu itam da ngeen jàpp ni politique la. politique la rek gis nga rapport inspection générale d'État bi nga xam ni ci leen sukkandiku pour jéem a faagaagal Khalifa Sall amul benn yoon boo xam ni daf ci recommander ay sanctions contre Khalifa Sall Khalifa Sall ni mu gérer caisse d'avance bi ñi ko fa jiitu aussi noonu lañ ko gérer te musul am benn problème gis nga modus operandi bi rek moom moo wuute ci Sonko Khalifa ak Karim mais finalité bi benn la mooy président Macky Sall nee na moom moo war a remplacer conseil constitutionnel di tànn ñi nga xam ne ñoom la war a jàkkaarloo. ci élection présidentielle léegi bu dee ci mbiru Sonko bi ginnaaw plainte la gu jigéen def ci moom yéen lu ngeen ci xam ci la fa xew ak maandu gi nga xam ne xëy na bu mbir nekkee ci yoon ñëpp taxawee ne rek bàyyi yoon def liggéeyam. waaw xam nga bërki démb ak démb kat taxawaay boobu moom la ñenn ñi amoon ni nañ bàyyi Karim wuyu ji nañ bàyyi Khalifa Sall wuyu ji tey aussi bu fekkee dañu bëgg a waxaat la même chose alors que démb ak bërki démb pouvoir judiciaire boobu moom la président Macky Sall instrumentalisé pour faagaagal ay adversaires politiques yi mu jàkkaar lool tey ji également bu fekkee Ousmane Sonko dem na fi Karim ak Khalifa Sall jaaroon foofu rek la ko président Macky Sall di jaarale bu fekkoon am nañ un pouvoir judiciaire indépendant bu mën a arbitrer de façon équitable contentieux yi nga xam ne mi ngi dox ci diggante ay sénégalais ñu ne waaw baax na
ne dem wuyu mais li ñu seetlu mooy même magistrat yi ngay dégg Babacar ñoom ñu ni pouvoir judiciaire manqué na indépendance ba di ci indi ay ñaxtu yu bari yaakaar naa kaaw juge Ngor Diop bale nekk ci Podor bi nga xam ne jëloon na mandat de dépôt décerné ko benn kilifa diine te teg ko fu leer ministre de la justice teg ko ay pression bu mujj sanctionné ko jële ko Podor yóbbu ko Thiès doy na firnde pour wane ni pouvoir judiciaire bii kat amul indépendance boo xam ni may na ko mu war a mën a juger les Sénégalais de façon équitable moo tax ñun suñu xel xaw a ñaaw ci kaawu Ousmane Sonko. mbir yi bu ñu ko jàppee noonu tam chaque fois que homme politique ñu war ko topp ci wàllum yoon wala plainte am ci moom ñu ne dañ koy faagaagal ci wàllum complot politique la est-ce que boobaa tamit du am benn impunité comme ñoom kenn war leen topp ci wàllum yoon alors que citoyen ordinaire yi yoon dafa leen di topp loolu mooy lan. mais impunité kenn mënu ko encourager mais impunité également bu ñu koy xeex jaadu na ñu koy xeex pour opposants yi. mais ñu koy xeex également ci ñi nga xam ni ñoom ñoo jiite réew mi diggante 2012 ba léegi amul benn responsable politique bu nekk ci nguur gi boo xam ni mën nañ ko lim pour ni justice entendre na ko bu weesoo benn cas boo xam ni c'était un cas de flagrant délit tudd naa ko sànq jarul ma si ñëwaat donc loolu également bu amee jaadu na citoyens yi seen xel ñaaw ci anam yi nga xam ni noonu la ñuy instrumentaliser appareil d'État rawatina justice pour faagaagal ay adversaires politiques man dama jàpp ni bu fekkee démocratie lañ nekk contentieux yi nga xam ni dafay dox diggante njiiti réew mi ak ay adversaires politiques am dañu war a bàyyi de façon souveraine de façon démocratique les citoyens électeurs tranché ko mais président Macky Sall moom loolu la dul def contentieux yooyu lay jël yóbbu tribunal jël ay juges am jox leen bu ko defee ñu exécuter ay adversaires politiques après ñu ni yoon la yaakaar naa loolu également ñun waruñu ko seetaan. léegi da ngaa jàpp ni Ousmane Sonko warta wuyu ji yoon ni mu ko waxee woon. waaw man jàpp naa ni Ousmane Sonko war nañ ko nangul décision bi mu jël ni comme am na ay irrégularités yoo xam ni depuis le début seetlu na ko ci dossier bi niñ koy doxalee moom kat parewul pour wuyu ji yoon décision la. man aussi en tant que citoyen dama ko koy nangul. est-ce que loolu tamit du poser problème justice soxla nit woolu ko mu ne dem wuy ji est-ce que loolu bu ñu ko jàppee noonu tam du indi problème parce que état de droit la tamit ku yoon wool da nga war dem wuy ji. mais yaakaar naa loolu également c'est un acte politique boo xam ne également war nañ ko mën a interpréter. te loolu aussi bu amee dafa war a indi remise en question ci pouvoir judiciaire bi c'est-à-dire bu ñu demee ba ay citoyens sénégalais taxaw ni ñoom wóolootuñu. justice bi bu boobaa aussi njàkkare war na am ndax bu ñuy wax état de droit di wax démocratie également yaakaar naa loolu mënul am tant que amul une justice indépendante mais tey justice bi amul indépendance boo xam ni war na tax citoyens yi war a mën a am yaakaar ci moom te loolu aussi wax dëgg yàlla mooy problème moo tax ñun dañu adhéré woon à la charte de gouvernance des assises nationales gis nga charte boobu dafa am ay réformes yu am solo yoo xam ni da ko doon proposer pour ñu mën a am une justice indépendante malheureusement le problème mooy ñi nga xam ne signé woon nañ charte boobu à commencer par Macky Sall ak ñi mu àndaloon mooy Moustapha Niasse ak les leaders de l'opposition ay PIT LD AJ daanaka bi ñu ñëwee ci nguur gi dañu fàtte charte de gouvernance démocratique boobu nga xam ni mi ngi jóge woon ci conclusion assise nationale tey lii leçon la pour ñu war a xam ni wax dëgg yàlla il faut que ñu réformer le pouvoir judiciaire pour moo mën a am suffisamment d'indépendance pour arbitrer non seulement contentieux yi nga xam ni dafay toucher ay acteurs politiques mais contentieux yi nga xam ni de façon générale dafay concerner ay citoyens sénégalais. léegi bu dee noonu la tëro ci wàllu xeex beeg ñoom seen bu fekkente ni itam ñàkk wuy ji mën naa indi fitna yéen luy seen taxawaay boobaa ak seen gis-gis ca loola. ñun suñ taxawaay mooy nañu jël dossier bi delloo ko section de recherche bu gendarmerie nationale parce que yaakaar naa dossier bi muy door information yi nga xam ne am nañ ko te rapport enquête bi wane ko mooy à la base
am na ñoo xam ne war nañ leen a déglu te ñooñu ay responsable Benno Bokk Yaakaar la ñun ñëpp dégg nañ ni soxna soosi di Adji Sarr bi mu jógee ci salon bi kat am na responsable Benno Bokk Yaakaar boo xam ne moo ko jël si déposé ko fan la ko déposé yaakaar naa bu fekkee gendarmerie mayoon nañ ko mu wéyal enquête am xëy na am na ay kilifa yoo xam ni ci biir réew mi gendarmerie kay woolu woon Ousmane Sonko bu ko déglu waaye kooko newee foog ñu dindi immunité parlementaire am. waaw mais gendarmerie aussi laata mu koy woolu dafa waroon a bàyyi ba ñu dindi mbalaanu kirlaayam xam nga bu ñu respecté woon rek yoon terewul gendarmerie woolu ab député di ko laaj mënu ko topp gaa waaye mën na ko woolu mu wuy ji. mën na ko woo waaye sañ-sañ la tamit ci député bi muy man damay xaar ba ñu dindi sama mbalaanu kirlaay mais bu seetloo ni kay bu kenn ne gendarmerie liggéey matul. def li ko war li ma bëgg a wax mooy gendarmerie bu weesoo Ousmane Sonko am na yeneen sénégalais yoo xam ni leer na ñëpp ni seen loxo setul ci complot bi ñooñu également bu ñu leen déglu woon xëy na am na yeneen responsable. nañu ñoom jeexal nañu seen enquête ba jox ko procureur jox ko juge d'instruction kon kay ñoom li ñu waroon def nañ ko. man est-ce que juge bi mën na am tamit possibilité joxaat leen ko. su ma naan enquête bi jeexul ñun ñëpp war nañ xam ni dossier bi doxul rek ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr. waaye ana ñi nekk ci ginnaaw Adji Sarr enquête bi fi mu toll kay mooy xóotal mooy instruction. kon kay ku ñu woolu nga war a leeral mën ngaa dem wuyu ji juge d'instruction leeral foofa. mais ci xóotal boobu également bu weesoo Ousmane Sonko am na ñeneen ñoo xam ni seen loxo setul ci complot d'état bi yaakaar naa ñooñu également mais ñooñu ñi ngi nekk Benno Bokk Yaakaar. gis nga Babacar. xam nga tey li ñu seetlu mooy dafa am complot bi ñetti pouvoir yi dañu lëkkaloo pour exécuter benn adversaire politique xam nga su ma jëlee exemple assemblée nationale xam nga assemblée nationale ñun dañu mus a jàpp ni ay prérogative moom mooy wote ay loi saytu action gouvernement bi évaluer ay politique publique mais président Macky Sall da leen a dolli 4e prérogative mooy entériner ay complot politique assemblée joué na wàllam tey pouvoir judiciaire également moo war a joué wàllam ci complot politique boobu moo tax ñun. li ngay wax ni graaw na de. mais loolu moo am tey. yaa ngi jàkkal deru tribunal de ak magistrat yi. mais loolu la Sénégalais yi constaté xam nga bu ñuy wax pouvoir judiciaire am na ay magistrats yoo xam ni kenn mënul werante ni am nañ probité morale am nañ probité intellectuelle mais de façon générale pouvoir judiciaire moom mooy perdre crédibilité am ci taxawaay bi nga xam ni mi ngi koy am saa su ay acteurs politiques amee yenn jafe-jafe yi. xam nga Babacar délit de massage man problème bi bu mu amee li ma njëkk a def mooy xoolaat code pénal bu Sénégal mais amul fenn foo xam ni gis naa fa délit de massage. mooy délit de massage yaa ngi mën a waxuñu loolu de viol la ñu wax présumé de cause mais waxuñu ay délit de massage. waaw mais bu ñu liiree bu baax a baax rapport bi nga xam ne gendarmerie def na ko ñun ñëpp wax dëgg yàlla bu fekkee dañuy wax rek ndax yàlla xam nañ ni viol moom ala kulli aali mënul am foofu. kon lu fa am donc lu fa am. déet man kat dama jàppoon ni xëy na ñoom massage lañ jàppoon ni c'est un délit mais comme nekkul ci code pénal bu Sénégal man jàpp naa ni dañoo war a bàyyi Ousmane Sonko mu dem ñibbi ñu arrêté complot d'état bi bu fekkee président Macky Sall nee na moom wóolu na boppam dafa bëgg a réduire l'opposition à sa plus simple expression ni mu koy defee mooy liggéey ba Sénégalais xam ne kii kat du moroom gars yi mais ngay mbubboo le pouvoir d'état di détruire say adversaires politiques loolu bokkul également ci nguur yaa ak Babacar Diop di ngeen bësloom wala yéen du ngeen dem ci yooyu ah déet loolu moom xam nga ku nekk rek yaay seet li nga xam ni voilà sa yaram bu ko laajee yaay seet noo koy defee waaye loolu moom bëslu moom Babacar ala kulli aali nekkul deli jërëjëf Serigne Assane Ka porte-parole parti politique FDS les Guelwaar jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène ñu ziar Astou Mbène Thioub ak gaa yëpp yéen doog jàmm